jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañ am yéene yu faram-fàcce ko ak làkk gu metti am fële ca pàkk ñokkolo fa ba barab bi ñu fa jëmaloon jégal ko tubaab yi waxtu wuñ fa mosaane dikk ci di visiter parc bi dafa tàkk kon ba jeex tàkk puso génn fa buñ sukkandikoo ci kilifa yi ngànk parc bi pank campement bi la ñuy yàqule ëpp na 10 millions di dem ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal luy naaw say donq du ruus fa ngay jëm du sori askan wa dëkkee fële ca Mbour rawatina ca quartier Médinatoul Salam ak croisement Sali buñ tëddee daañu nelaw ba yandoor ndax sàcc yi leen sonaloon 8 yóbbu woon seen juróom benn fukki laadum ñëpp teg nañ leen loxo ci biir xibaar yi daa ngeen ciy dégg leeral yi nga xam moo tukkee ci kii di Thierno Dafa gannaaw bañ leen yónnee ay bataaxal xamal leen ne buur dafa yittewoo seen kër yi ñi nga xam ne ay borom kër lañu te TER di train express régional wala jaar ci seen kër jóg nañu nag doon benn say fas yéene jàmmaloo waa APIX gannaaw bañ gisee ne nanguwuñu leen fay ndàmpaay yi war ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi Seydou Diallo ñu jàpp tur bu baax moom nag dañoo fekk rek dañ ko fekk mu xaru ca brigade gendarmerie ba nekkee foofa ca Wélingara dañu ko jàppoon nag waroon koy jébal procureur gannaaw nag bu mu jàppee benn waaye rey ko ndax dafa njort ne dafa doon génn ak soxnaam moo taxoon nag gaa ñi teg ko loxo doon ko tàppel ay dossier am ngir yóbbu ko fële ca procureur waaye nag finalement loolu du mujjate antu ndax dañ ko fekk mu xaru ca biir brigade ba lu jëm sax ci xibaar boobee daañu ci jël soit ak suñu nattangoo bi di Cheikh Tidiane Dieng ak lakk gu métti moo am fële ca pàkk ñoo ko la ko ba ca Tambacounda barab bi ñu fa jëmaloon jagleel ko tubaab yi waxtu wu ñu fa mosaane dikk di visiter dafa tàkk ba jeex tàkk puso sax génn fa buñ sukkandikoo ci kilifa yi ngànk campement bi la ñuy yàqule ëpp na 10 millions di dem tax ñu yëkkati seen i kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen Madi Ndiaye doon kenn si ñoom am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Alassane Diallo. benn campement bi nekk biir parc national bu Niokolo-Koba benn daay moo jógee ci biir àll gi ñëw lakk en tout cas li nga xamante ne mooy campement bi nekk foofu ci Guédé Damantan bi nekk campement bi nekk biir parc national bu Niokolo-Koba lakk lépp li nga xamante ne moo fa nekk ci néegu touristique yi la parce que juróom-ñaari néeg ñoo fa lakk ak restaurant bi dara génnu ci dara génnu ci ak li nga xamante ne équipement la li nga xamante ne yeneen la mais tamit suñuy partenaires yi nga xamante ne moom mooy waa parc yi ñoom tamit seen bureau bi nga xamante ne foofu la ñuy def message yi transmission yi nekk boobu tamit lakk na ñi nga xamante ne moom mooy tamit seen caali fi ñuy noppale moom tamit lakk na donc lakk bi bëri na ëpp na en tout cas li nga xamante ne loxo kenn mënu ko woon maîtriser parce que dafa amoon ngelaw bu fort bi àndoon ak safara si moo lakk campement bi yëpp amuñu ci benn ndimbale ñu ngi tolloo tey ci 10 millions li nga xamante ne dugal nañ ci campement boobu ñu ngi ñaan dimbale nag ci état bi autorité compétente yi ak bonne volonté yi homme politique yi administration lépp ki waayu mën rek buñ ci mënee jàppale ndaxte lii en tout cas dañ ko def pour en tout cas bañ a def exode rural mën a développer écotourisme xale yi mën a toog ñun ñëpp ñu mën a toog en tout cas jëriñoo suñu réew mi liggéey pour suñu région Tambacounda la région naturelle moo tax ñu créer campement bi ñu ngi ñaan nag ndimbale ndaxte lii la ñu am tey ci fi ñu mën a jëlee koom-koom bi ñu ngi ñaan dimbale bu baax a baax li nga xamante ne nag moo ñu dal tey en tout cas ñu ngi bàyyee en tout cas ci loxo yàlla. mu ngi wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Madi Ndiaye luy naaw nag say donc di buubu fa ngay jëm moom du sori askan wa dëkk ca Mbour rawatina fële ca quartier Médinatoul Salam ak croisement Sali bu ñu tëddatee daañu nelaw ba yandoor ndax sàcc yi leen sonaloon yóbbu woon seen juróom benn fukki laadum ñëpp teg nañ leen loxo fukki at ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki at lañ am bokk na ci ay sàmm ak ay chauffeur clando gendarmerie Mbour ñoo leen teg loxo laata ñu leen di jël di leen jébal procureur bu Thiès fa la ñuy jëm fekk fa Thierno Daf. gendarmerie bu Mbour dakkal na liggéeyu ñi nga xamante ne ñoo doon sàcc jur gi ci diwaanu capitale Petite Côte bi sàcckatu jur yooyu li ëpp ci ñoom nag ay sàmm la ñu tee lu ñu am moo di diggante fukki at ak juróom-ñeent jëm ñaar fukki at nemmeeku ci nañ ci tam ay chauffeuru taxi clando
ak ki ñi doon jaay seen jur gi buñ ko sàccee ba pare. kooku nag am na lu ëpp ñeent fukki at mu ngi dëkk fële ca Ndakaaru rawatina ci quartier bu ñuy woowee Pikine. ñoom bandi yi fekk nañ ci ñoom benn fétal bu calibre 12 ay jaasi ay sémmiñ ay paaka ak li ñu doon wekkee ay kànnaar. alkaati yi nag seen liggéey yi ñu ngi ko def jamono ju ñu nemmeeku ne sàcc nañu lu ëpp juróom benn fukki xaru laadum ci quartier yi nekk ci Madinatu Salaam ak croisement Sali. lu weesu xar yi sax nemmeeku woon nañ ne yóbbu woon nañu nag yu bari meew yooyu jóge Hollande ay bëy ak ay mbaam xuux. loolu nag merloo woon loolu mu yëkkati woon loolu nag xolu ñiy yar jur gi ba tax na ñooñu jamono ji ñu doon jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi ñaanoon nañu kilifa yi ngir ñépp ñi nga xamante ne ñooy way takk der te seen bakkan nekk ci xottu gerte ñu yokk seeni lim te ba pare yokkal leen ay jumtukaay ginnaaw ne bés bu yàlla sàkk dañ leen di woowee fuñ ne. ñoom defkatu ñaawteef yooyu nag ni ñu doon liggéeyee benn la ba tax na seen ñaawteef yooyu tere woon nelaw askan wi dëkk ci quartier yi nekk ci peggu Mbuur ak dëkk yi ko wër te askan woowu sax musuñu tàggoo di fësal seeni naqar ci kanam ñàkkub kaaraange gu xaw a tar gu ñu dëkkee ba tax na ñoom neewoon nañu ne ñu indi leen courant ci seen biir dëkk ba te seen dëkk yooyu ñu génne ko ci ruq gu mu ne. ci xibaar yi ñu taataanee nag donte jur gi ñu sàcc yépp tegaguñ ko loxo teewul ne enquête baa ngi wëy ngir xool ñépp ñi ci seen loxo takk ak ñi nga xamante ne jàppaguñ leen ba pare. balay boobu nag way takk der yi jël nañu ñi sàccum jur yi ñu teg loxo yóbbu nañ leen ci Thiès. yóbbu nañ leen ci kanamu procureur de la République kooku nag ak xol bu sedd guy jox na leen paas ngir ñu dem umra ji ci maison d'arrêt et de correction de Thiès maanaa ci kaso ga te ku moyul ne daañ fa yàgg lool. Mbuur Thierno Daaf rajo télévision Walfadjri. jaajëf Thierno Daaf gannaaw nag bañ leen yónnee ay bataaxal xamal leen ne buur dafa yittewoo seen kër yi le ñi nga xam ne ay borom kër lañ te TER di train express régional war a jaar ci seen kër yi jóg nañu doon benn say fas yéene jàmmarloo waa APIX ñu ne dañuy dugg ci seen i biir tàmbalee xupp ñenn si ñoom di sàkku si ñoom ñu toxu balaa ñoo leen di bett ak ay bulldozer loolu lañ ne dafa war a dakk fileeg fay ñu leen lu ko jar àdduna du neex ba ñu génn ci seen kër yi le Makodou Fall ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. bu leen dem wuyeeti APIX nañu wax parce que bu njëkk dañ leen ne woon nañ dem wuy ji mais ku dem bul signé gu donc d'après nu ñu constaté ñi dem ñëpp dañu loru kiñ ci njëkk am mu loru mi ngi dëkk Kër Mbay Fall. bërki dem rek maa ngi koy woo di wax ak moom mu ne fi mu nekk naqaru xol la fa nekkee muy Touba bi mu nekk noonu te moom dañ kaa dax ba mu dem signé ci coobare bakkan. ñeneen ñi nga xam ne tey jii ñu ngi dem foofu muy ay mag jànguñu xamuñu këyit xamuñu dara APIX da leen def affaire banditisme dëgg maanaam dañ leen di forcer ne leen état dafa am doole boo leen ñëwee fii boo leen signé wul seen dossier non seulement dinañ ko yóbbu tribunal mais dinañ ñëw toj seen kër donc paa yi daal di lâché wu daal di dem signé kër yu mag nañ yor ay concession yu mag ku xam caaro xam ni fii village traditionnel la dans une maison da ngay gis dina ci dëkk 15 à 30 personnes wala voire 20 personnes ci kër plus ñi nga xam ne tey ku nekk nag ci néeg lay dëkk 3 chambres salon amu fi y a pas de 3 chambres salon à Thiaroye. waaw concrètement li ñuy réclamer comme defe naa ni barki de moo Ndiaye am na benn ministre Ismaïla Madior Fall ci audience bi mu wax ñu ne comme quoi que état bi amuñu xaalis kooku c'est un aveu bu ministre bi wax. soxlawuñu xaalis on n'a pas besoin d'argent nañu recaser chacun ci fu mu dëkk les impactés de Thiaroye nañ leen recaser ci camp Thiaroye ñi dëkk Kër Mbay Fall nañu conféré wu suñu contre proposition bi parce que ñi dëkk Rufisque sax wax nañ leen fi ñu leen di recaser on n'a pas besoin ñu fay ñu suñu bati ñu jaarale seen terre mais le terre là ce qu'ils veulent nous faire duñ ko nangu kooku day leer lii nee nañ leen ñu ne ñoom ba géej gi fer duñu dellu ginnaaw ragalu nu ñuy def tiituñu nu ñuy def te jaral nañu lu nekk suñu bakkan nañ teg suñu kër yi. li wokk waa Thiaroye moo xuri kon si naataango yi nekkee fële ca Castor ca Tëngéej ñi nga xam ñoo di askan dañoo wàcc ci mbedd mi yëngal di ñaawlu jaay doole gi nga xam ne ni
moom la leen train express régional bi def gannaaw ba nga xam ne seen centre d'épuration ba dañoo xëy rek toj ko loolu nag jural leen ay jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram tax ñu yëkkati seen kàddu kon di koy ñaawlu lu jëm ci xibaar bi dañ ci dellu soit ak suñu nattangoo bi di Nazib Sagna. gannaaw ba ñu wàccee ci mbedd mi manifester jàpp ay woto jàmbur toj ngir ñaawlu jàpp yu bari yi nga xam ne ni alkaati ñu leen koy jàpp ci kaw circulation bi mbootaay gi ëmb chauffeur ak transporteur yi nekkee fële ci diwaanu Touba ña ngay xam ne seen yoon nekkul ci grève boobee la ñuy sàkku ci chauffeur si mooy ñu dem uti ay këyit. Khadim Gueye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moudou Makhtar Sarr. gërëwunu ànduñu ko geraw dañoo jékki-jékki kenn ku ci ne ñu woole ne la gone yi ñu ngi manifester di baare oto yi ci loolu ba nga xamante ne dégg nañ ko ci li ñu génn ñoom ñu ne léegi tata yi daal gannaaw ña ngay jàpp oto yee nga xam ne amuñu kayit tata du daw ci dëkk bi ci la ñu jógee toj ci benn oto bi ñu tojee oto bi gannaaw idi dafa jiite transport bi jiite opérateur yëpp ñu toj oto benn opérateur idi mënul toog këram loolu di ko tangamlu mu taal otoom ne day dem xooli oto boobu parce que booba dañoo kal oto bi ci kaw tali ba te mën nañ ko faa fekk lakk ko. bi mu accès garage Daaru Muxti wàcc di xool oto bi ñu ne idée ngoog nañ ko rey topp ko ak i doj ba toj pare-brise sànni koy doj yàq oto bi nga xam ni moom la yoroon. gërëwunu ànduñu ko geraw dañoo jox sëñ bi worma ndax dañ ñu koo tere te fa suñu yéene di def loo xam ne si rafetul ci dëkk bi waaye li wér daal te wóor ab dëkk buy dox ba soppi ko jot ñun ñëpp dañoo war a ànd ci bëgg koo soppi wuti këyit wut oto yu ami këyit ndax oto mu ne su ko yor ci dëkk boo reyee nit teggi tabla ba dem kenn du xam foo dëkk boo demee nit tegg sa numéro dem kenn du xam foo dëkk ku yor oto muy Ziguinchor muy Tambacounda muy Goudiri fu ko waay yore te mënoo ko jariñoo ñu ne la boo ko yóbboo Touba liggéey loolu moo fees dëkk bi yi ñuy wax yépp ay gone la yu ñuy influencer rek ndax ñi koy def daanaka oto yi mën naa li ci ëpp du ñuy transporteur yoruñu métier transport dañoo yor seen i atelier ñii yor seen i liggéey yor seen i société di jënd oto yi di ko jox gone yi boo xëyee ñu jox la ci 10 000 francs wala 15 000 francs loolu mooy coow li waaye du transporteur yaa ngi ci gare routière yi wuti kayit di dawal oto yi am kayit. Màggalu Mbàkke Kajoor ñu ngi koy waajal fukki fan ak juróom ci weeru février wi ñu nekk ci lañ koy fas yéene amal foofee ca Mbàkke Kajoor gannaaw nag bu mu wutoo bàyyam Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacke ci bopp xilaafa gi Serigne Moustapha Mbacke yëkkati na ay kàddu yu njëkk jëmale ko ci njabootu Serigne Bara gi sàkku na ci ñoom ñu tegu ci yoon wi nga xam ne ni moom la fi Serigne Sidi Makhtar Mbacke bàyyi te moo di liggéey jàppalante ak jàmm yàlla sàkku na tamit ci ñoom ngir ñu boole ñoom ñëpp doon benn. dañuy dem ca Mbacke Kajoor fekk fu Moudou Makhtar Sarr. Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacke ci dundam li mu mës a digle moo di dimbalante jàppalante jaamu yàlla jàmm ji sax dàkk ak xol yu rafet loolu la doon ñaan saa su ne te man mii di wax ak yéen yoon woowu mu ñu xàllal ci laa fas yéene jaar sama dund gi yépp di kàddu yu njëkk Serigne Moustapha Mbacke di taaw xalif général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacke mi làqu. def na la ko war moom sëñ Sidi Makhtar bàyyi na fi li ko war a tem boole bi def yëpp yoon woowee mu nekkan te muy yoonu jàmm yéene ko ñëpp loolee mu bëggoon te awoon ca xàll ko ba mu leer nañ fa suñu ko yéenee wàcc di borom jàmm di borom sago di borom sutura te bëgg doomu adama tàllal loxo jox ñëpp loxo yërëman ñëpp yoon woowu mu awoon nag te muy yoon wu leer nañ fosu nu ko yéenee wàcc. Serigne Moustapha Mbacke ñaan njabootug Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke gépp topp li leen waajuram bu góor wa Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacke digaloon di liggéey jàng jàngale ak fonk ndonol seen maam Serigne Touba Xaadimu Rasuul. nuy ñaan itam ñi nga xamee ni sañ nañu leen a digal muy kër sëñ Bara gii yoon wa sëriñ bi xàlloon te awoon ca ñu gis ko mu man ñu si fuuf njëkkuñu si fuuf te gisuñu lenn lu mu ko wàññi xanaa lu mu koy jëriñ di jëriñ bi def yëpp yoon woowee laa bëgg ñu tege ca bañ koo wàcc man de fos yéene naa cee tege ndax yéen ñii waa kër sëñ Bara di rak di doom seen jaam-jaamaar rek laa kon na leen wóor ni yoon woowee ca la ñu fas yéene aw
bëgg itam ngeen aw ca ndax kër gi kenn xamu ko ci lu dul liggéey jaamu yàlla jàpp seenu jàmbur. bi nga xam ne mu ngi jeexal ay kàddoom nag moom Serigne Moustapha Mbacké jaajëfal na kilifa diine yi waa nguur gi église bi ak ñëpp ñu ñëwoon ba Touba ngir jaale si gannaaw ba Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké làqoo kàddu yi nag ñu ngi ko yëkkati ci jamono yi nga xam ne ñu ngi waajal màggalu Mbacké Kajoor gi ñu jàpp fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2018 ñii di waa comité d'organisation bi nag nee nañu lépp yemb na ngir dalal gan ñi ci bés bii ñuy fàttaliku Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Khadimu Rassoul. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Ndiaye Moussa Ndiaye di benn gox bu nekkee ci commune Nioro Alassane Tall nekk ci département bu Foundiougne dara amu fa du ndox du courant du yoon bu baax dañoo profité nag ci ab ziyaara bu ñu fa amal daal di sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen ñu dem te Foundiougne fekk fa Alassane Ba. ziyaara Ndiaye Moussa Ndiaye di ab dëkk bu nekk ci département de Foundiougne amal nañ ko di xew-xew diine bi nga xamante ni Serigne Thierno Ndiaye moo ko tàmbali woon te boobaak léegi def na lu ëpp ñaar fukki at ak juróom. nga xam ne ñu ngi koy def at mu nekk bi ñu ko commencé ak léegi mu ngi nekk ci ñaar fukki at ak juróom te suñuy mag yu xam ne ñoo nekkoon Fatick ñoo ñëw de jàng kaamel ñëw di ko fi di jàng si xarmu bi fii ñun nag léegi at mu jotati fas nañ yéene di ko fi def ak lu ñu bëri ak ñu néew jamono neex wala jamono naqari ñu def ko ndax yàlla rek moo tax ñu ko def léegi. ñoom ñu dëkkee file bokk ci commune bu Nioro Alassane Tall pëtëxlu nañ ci ndaje moomu wax ay jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel lu si mel ni ndox mu sell courant ak yoon. dëkk bi amul ndox bi teen yi moo fi nekk forage bi gas nañ ko mais ba léegi installé wuñu ko loolu soxla nañ ñu dimbale ñu si balaa déwén ci heure bi ñu installé ñu suñu forage ndox mi ndax programme bi ndox daf ci am solo. ci commune bi lañ nekk mais dañ ci néew doole ci wàllu commune bi ci wàllu ndimbal ndox am nañ ndox mu ñuy kii mais amul ndox mu sell mi tax ñuy wax ñu ngi ñaan nag foofu état bi nga xam ne moo ko def moo ñu ko defal mu ñu ko bigee ñu ngi koy ñaan ñam ko defee woon mu bett ñu dimbale ñu équipé ko muy njëriñal askan wi. fii normalement 30 minutes gën saa bëri war ngeen a mën a egg si fii mais di nga koy def 1 heure de temps et demi loolu itam ñàkk moyen ak ñàkk yoon ñu ngi lancé appel ñëpp. Pape Ndianko di député diwaan boobu ñëwoon na fekkee si ziyaara bi nee na pare nañ xenu jafe-jafe yi àggale ko fa mu war a àgg ngir jafe-jafe yi diwaan ba di jànkuwanteel mën a saafarawu. ñun dinañ porter combat bi dinañu jël dëkk bi jël maire bi topp dossier bi dañ dem ci ministre bi demandé ko ne ko forage bi ngeen gay Ndiaye Moussa Ndiaye te mu bënn depuis 1 an wala 2 ans population ñu ngi xaar pour joxe leen sa dopp ñu mën a jël. Ndiaye Moussa Ndiaye dëkk bi nag ñu ngi ko sànc ci atub 1906 te lu toll ci ñaar fukki at ak juróom a ngi nii ñuy amal seen ziyaara bi nga xamante ni mbooloo mu takkoo takkoo di jógee fu ne ñoom ñoo koy fekkee mi ngi xaar ci ni nga xamante ni ñoo jiite diwaan bi ak jiite réew mi ndimbal ngir ñu mën a saafara seen i jafe-jafe ba ñoŋal ziyaara bi nga xamante ni at wu yàlla sàkk muy gën di yokku. Ndiaye Moussa Ndiaye Alhassane Ba Walfadjri. jaajëf Alhassane Ba mbokk yi ci foofulee ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Fatou Bintou Diouf lañ ci yàndal. lu ëpp junni doomi aadama ñi nga xam ne dañoo bokk ci groupe djihadiste ca Nigéria ñoom dañu taxaw ci altine bi ci kanamu ëttekaay bi loolu ne doon nag li nga xam ne moom moo njëkk ca réew boobu di Nigéria nga xam ne dañoo boole ay doomi aadama yu bëri boole di leen àtte waaye nag autorité nag judiciaire ya nekk foofu ca Nigéria ñoom ñoo déggoo fësal procès yi leen ndax dafa amoon ay kuréel yi nga xam ne ñoom dañoo bokk ci ñii di xeex ak yelleefu doomi aadama lu ci mel ni Amnesty International dañ leen ngaññoon ngir ni na ñoom juge yi dañ doon amal lii le procès ci suuf te kenn du ko yëkk ci octobre bee ñu weesu lu toll nag ci 4 doomi aadama ñu jàpp ni teg nañ leen daan lu toll si 3 ba fanweeru at ak benn atu kaso. niki nag démb ab avion dafa daanu fee ca Russie te lu toll ci juróom-ñaar fukk ak benn doomi aadama ñoo nekkoon ci bile avion ñoom ñëpp a ñàkk seeni bakkan ci lañ bët nag ba ñu amal depuis boobu ngir xam lan moo waral li ni mel lañ bët nag yi ñu amal boobu ak léegi ngir xam lan moo waral li ni mel ñu jàpp ni fu mu nekk ni njort nañ ni dinañ ci am lu leer fii ak ay waxtu ndax ñaari boîte noire jot nañ koo gis ca fa crash
match bi amee loolee nag ñi ñu koy xamal di agence Interfax ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite agence Interfax enquêteurs yi nag di xamle ni avion bile laalewul nag avion bile ba mu daanoo nag ci la tasaaroo lenn rek laalewul dara wala dalul ci lenn. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jiite parti au pouvoir ca Afrique du Sud di congrès national africain ñoom dinañu dajaloo niki ci altine bi ngir nag xalaat ëllëg yi di njiitu réew bi di Jacob Zuma moom nag Jacob Zuma ñu jàpp ni mu ngi am fu mu nekk nii juróom-ñaar fukki at ak juróom mu ngi nag si ñaareelu mandaawam nga xam ne day jeex si njorteelu atu 2019 waaye nag ñi nekk ca parti wam ñi ay militangam ak i tamit ña fare ca kujje gi ñoom dañuy sàqu mu tekki ndombal tànkam nu mu gënee gaaw ki nga xam ne nag moom moo nekk njiitu réew bu Afrique du Sud lañ koy toppee ci ay accusation bëri na lool li surtout ci wàllu nger. jërëjëf ñu ñëw ci wàllu tàggat yaram xanaa di koy door ak li nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique des clubs bi nga xam ne sunu ñaari représentants yi di Génération Foot ak Mbour Petite Côte ñoom daal Sénégal toog na lu yàgg ba nga xam ne premier tour dañ daan éliminer Sénégal waaye nag ndorteel bi nga xam ne kii di Génération Foot ak Mbour Petite Côte nag def nañ ko ci week-end bi am nañ ci yaakaar bu rëy. Génération Foot dafa daan équipe bu Égypte boobu ñaari bal ci dara match retour bi fukki fan fii ak fukki fan ak tamit Mbour Petite Côte ci image yi ngeen di gis ñoom nag ñoo doon daje ak ki nga xam ne moom mooy Berkane bu Maroc Mbour Petite Côte ñu daan ko ñaari bal ci benn but baa ngi nii but bii nag nga xam ne kii nga xam ne moom mooy Mame Adama Gueye moom mi di dugal but boobule moo tax Sénégal mën nañu wax ne Mbour Petite Côte am na ci yaakaar Génération am na yaakaar Sénégal am na yaakaar sunu équipe yi qualifié deuxième tour gëj na nag mu am loolu gëj na am qualifié deuxième tour bu ñu fa jógee wax ci Ligue 1 sénégalaise loolu tamit maanaam amaloon nañu li nga xam ne moom mooy 12e journée bi ba tax na Sonacos moo daan NGB ñaari tali daan ko ñaari bal ci benn Casa Sport ak Jambar ndam demul ndam dikul ku nekk dugal na ñaari but Ziguinchor Ndiambour ak Linguère dañoo témbo kenn dugalul dara ki nga xam ne mooy Stade de Mbour ak Guédiawaye ñoom tamit dañoo tembo 0-0 la ñu def kii di nga xam ne mooy équipe bu Union Sportive bu Wakam bi nga xam ne mu ngay dabu moom nag moom ak Tëngéej Football Club ndam demul ndam dikkul kenn dugalul dara booy xoolaat ñetti 0-0 moo am ci maanaam ci journée bi waaye nag am na yeneen ñaari match yoo xam ne joué guñ ko lii ko waral mooy équipe yooyu demoon Coupe d'Afrique Douane Mbour Petite Côte la waroon dajal kii di Jaraaf Génération Foot la waroon dajal bu ñu fa jugee dañuy yem ci Ligue 2 sénégalaise Ligue 2 nag foofu tamit AS Pikine bi nga xam ne dafa lajjoon ci journée yële passé amoon ay tolof yeewu na gannaaw bi mu demee fekk ki nga xam ne mooy Africa Promo Foot daan ko benn bal ci dara jamono ak EJ Fatick loolu ci derby Ndoukoumane bi EJ Fatick moom mujjee daan benn bal ci dara Kayor Foot dafa lajj ci kanamam ak Renaissance ñaari bal ci benn Gorée moom mu ngay wéyal di am ay ndam daan na éthique si ñetti bal ci dara yéegoo bu Sicap moom nag dafa dem fële ca Ndar Géej daan ko ñetti bal ci benn ci loolu nag Ndar Géej bi toogoon bi nga xam ne juróom-ñaari match amul victoire am na victoire léegi nag Olympique de Ngor moom moo daan Kër Madior ñetti bal ci dara ñu dem ci li nga xam ne bu ñu fa jógee nag dañuy dem ci basket waaw basket nag booy xolaat ñu door ko ak jigéen ñi nag ci Jaraaf ak GIA Jaraaf moom mujjee daan maanaam daan ko 46-41 Débalok équipe Derklé bi ci wàllu jigéen ñi moo daan Asfo 71-58 ci samedi bi Duc moom moo daan Saltigué 97-30 ISEG moom dafa lajj ci kanamam ak Saint-Louis Basket Club 63-27 UGB moom tam équipe Ndar la moom dafa lajj ci kanamam ak bopp kii di Ville de Dakar daan na Mbour 77-28 ci wàllu góor yi
ñu ñëw ci wàllu góor yi tamit amaloon nañu li nga xam ne moom mooy seen juróomeeli ay bés ba fu mu nekk ni Mermoz moom ASC Thiès moo ko daan Duc moom Douane moo ko daan HLM Basket Club dafa daan Saltigué Asfa nag dafa exempté woon ñu ñëw ci poule B bi kii di Tamba moom nag lajaat na Sibac moo ko daan kii di UGB USO moo ko daan Louga Basket Club moom mi tamit ñàkk na ci kanamam ak Louga Basket Club bu ñu fa jugee rek dañuy def li nga xam ne moom mooy handball boo xoolaat ci wàllu jigéen ñi foofu nag ci résultat yaa ngi nii Jaraaf moom ak Saltigué moom moo mujjee am ndam am ci 38 moom mu am 24 El Hadj Badiane moom mi tamit moo doon daje ak ki nga xam ne moom mooy équipe boobu ñuy wax Duc daan ko 14-29 ci wàllu poule B bi nag Diso moom moo daan dañ ko daan jamono moo ko daan ko Kaolack Basket Club Gaston Berger moo ko fekk daan ko kon nag mooy résultat ci wàllu jigéen ñi wàllu góor yi nag ñu dem ci li nga xam ne moom mooy résultat yi foofu tamit foofu booy xoolaat Stade de Mbour Duc moo ko daan kii nga xam ne mooy Saltigué dafa daan Rail 25-23 ba tax na Saltigué moo nekk ci bopp raw gu poule A bi ci wàllu poule B bi Olympique de Diourbel moom mi daan ki nga xam ne mooy Gaston Berger moo nekk ci bopp raw gàddu googule ci jogante yi amoon ci week-end bi kon nag lii moo fi rusoon ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm ci xibaaru tàggat yaram yooyee mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbi segir ci ñaar lu xaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéen ak Abdi Walf Quotidien xëy duñu dégtal boulevard maanaam xàll gu yaatu gi njiitu réew mi Macky Sall xàllal Idrissa Seck ci élection présidentielle yi ñu jëm yéen ak bi gis na bu ñu deful ndànk Idrissa Seck donc moo fas yéene jàkkaarloog njiitu réew mi Macky Sall Walf Quotidien di ñu xamal ne bu dee Karim Wade candidature am tàq na suuf lool Khalifa Sall candidature am ci élection yi ñu jëm wax noppi ndax génnagul kaso Walf Quotidien di ñu xamleeg Idrissa Seck ne ci waxtu wile moo appauvant mooy ki nar a xiccoog njiitu réew mi Macky Sall réew mi ci élection présidentielle 2019 yéen a bi di 24 heures xëy ko feelu ne Idrissa Seck ma doon bàkkoo 4e président te mujjutoon a sotti ndax bile yoon dina sotteem déet yéen a bi ne élection yi ñu jëm mooy sànni tàccu Idrissa Seck mi soobu xaat ci campagne électorale fu ne ma ngi fay teg tànkam 24 heures gis ne bile doxalin mun na doon lu ko dooleel yéen a bi gis ne la koy may réew mi ëllëg warta doon donc partem ne faw Idrissa Seck am feneen fu mu wéeru am doole geneen ga ko mun a dar ngir mu wuyoo Idi 5e président yéen a bi di las na ci jamono gi muy nemmeeku gox yu bari ci réew mi moom Idrissa Seck ñamu seqaloon parti réew mi ñu bari ci ñoom ña ngay wutali njiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet bokk na ci Youssou Diagne ma jiitoon assemblée nationale ci jamono wutali na Macky Ousmane Thiongan wutali Macky Wali Fall wutali Macky Pape Diouf daldi wutali Macky yéen cabinet Le Quotidien xëy taxaw ci coowal LD ndax ñañ fa jëlee daañu wutali njiitu réew mi Macky Sall am déet yéen cabinet ñu xamal ne Mamadou Ndoye ak ay ñoñam dàq nañ leen ca LD tollu nañ ci fukki militant juróom-ñeent ya ñu xañ LD Zoom Info xëy ci amal taxaw seetlu gis ne coow li lembee parti socialiste ba mu xar ñaar coow gi ni mel tàmbale na nuyoo si ci LD gannaaw dogal gafarot ma fa jële Mamadou Ndoye ak ñamu àndal kenn ci ñoom di Souleymane Gueye Cissé njiital LD debout xam le ne ña leen fa dàq ñooy waa section APR ci LD ñoo jël dogal gi ni mel Zoom Info ne parti gi ni mel di LD waxtu tasaaroo ga yegsi na Les Échos di ñu xibaar ne kii di Serigne Mansour Sy Djamil diggante mag njiitu réew mi Macky Sall jaarootuñu taal yéene cabinet loolee feeñ ci gàmmu ga ñu jagleel waajuram di Serigne Moustapha Sy Djamil fala Serigne Mansour Sy Djamil jëlee kaddu daal di fàttali ne ci gàmmu gi ñu weesu ca Tiwaawoon ne njiitu réew mi Macky Sall marabu opposant moom la ko doon wooye doon lu metti lool Serigne Mansour Sy Djamil xamal njiitu réew mi Macky Sall ne teenoo gàmmu te ba politique ne njiitu réew mi Macky Sall yemu fa daal dina ko xamal ne ndem marabu opposant nga bi la yoon dem lay compal Serigne Mansour Sy Djamil tontu ko ci saasi ne tibb gén gi mbindeef moo ko gënal lu ne leneen ci ay kàddoom ci Les Échos moom Serigne Mansour Sy Djamil xamal njiitu réew mi Macky Sall ne nguur ak doole ga koy daaneel saay su ne mun naa nuyoo si ne ku weddi laaj Yaya Jammeh ne ku weddi laaj Muammar Kadhafi yéen a bi di Les Échos ne kàddoom
kàddoom yooyu le doon lu merloo gouverneur bu Louga di Alioune Badara Mbengue mi faf gedd ndaje ma ak délégation gamu àndaloon yéen a kaabi di Dakar Times xëy di ñu dégtal jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall di Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre yéen a kaabi ne jot nañ ko toroxal ca dëkkam ca Gossas gamu fekk baax askan wa jot nañ ko fàttali lu bari lam fa jot a dige te jotu ko matal ndaw Gossas ne yëguñu ba tey ndombal tànk premier ministre gi mu amee moom Mohamed Boun Abdallah Dionne Dakar Times gis ne bu ñu deful ndànk ndax bi la yoon du daj la Abdou Diouf dajoon ci atum 2000 ma jëloon Mamadou Lamine Loum def ko premier ministre te amutoon base du daj la Abdoulaye Wade dajoon ci atum 2012 ma jëloon Souleymane Ndéné Ndiaye def ko premier ministre te amutoon base Dakar Times ne bu deful ndànk moom njiitu réew mi Macky Sall bi la yoon mun naa daj li ni mel ana na mu gisee tolluwaay réew mi Boubacar Sadio doonoon adjoint directeur général bu police ay lacrymogène la xëy taalal nguur gi ci biir yéene kaabi di Les Échos Boubacar Sadio jot naa ñaawlu beew gi nguuruk Macky Sall àndal ñaawlu neddo ko bandum gi am ci administration bi ñaawlu kilifa gudul sàmmonte kàddoom Boubacar Sadioy wax ay kàddoom ci Les Échos yéene kaabi di Le Soleil xëy wax ci procès Khalifa Ababacar Sall ak coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru yéene kaabi ne nguur gi jot naa weddi ay avocat Khalifa Sall ñi jàpp ne caisse d'avance fonds politique la nguur gi ne déet bu ñu sukkandiko ci Le Soleil mi xëy fësal décret numéro 2003 657 bu 14 août 2003 mi xamle ne lii di caisse d'avance du fonds politique te nguur gi am na sañ-sañ di ko gëstu saay su ne ki yor kàdduk nguur gi di Seydou Gueye àdduna ci l'Observateur xamle ne li wundu décret gi ni mel kenn amatul sañ-sañ saax-saaxe wala pasar-pasare alalu réew mi moom Seydou Gueye jot naa tontu Idrissa Seck mi mu wax ne waxa ko dese Walf Quotidien moom Idrissa Seck dootul teew ci procès Khalifa Sall doonatul témoin ndax ajuma ji ñu weesu ña ca waroon a indi ay seede wax nañ ci Idrissa Seck moo newutoon tribunal te procès gi ni mel ak tolluwaayam waxtu déglu témoin weesu nañ ko ay kàddoom ci la Tribune Mame Mbaye Niang jot naa tontu Idrissa Seck ne ana fu mu jànge ana yan lijaasa la am ana ban promotionnaire Idrissa Seck ngeen gis lu aju ci procès Khalifa Sall àdduna ci Mame Mbaye Niang gis ne procès gi ni mel politique amu ca ne yoonay def liggéeyam bu dee Karim Wade ma ne ca Doha kenn teewu ko kenn xañu ko mu ñibbisi yéen a kaabi di Direct Info xëy di ñu dégtal tukkib nemmeeku docteur Cheikh Kanté wutali na këru diine yi ngir gën leen a xamleeg plan Sénégal émergent kii di xalif bu Medina Baye ak bu Léona xamle nañ ne njiitu réew mi Macky Sall dina jàll premier tour ci élection yi ñu jëm bu dee Serigne Madani Tall jot na rafetlu liggéeyu docteur Cheikh Kanté bu dee ca Yoff Layeen Seydina Issa Thiaw Laye xamle na ci diruk juróomi at njiitu réew mi Macky Sall liggéeyal na lu yaatu Layeen yi yéen a kaabi di enquête xëy amal enquête ci courtier yi wutal borom kër yi client yéen a kaabi gis ne client yeeg borom kër yi dem jëflanteeg agence yi moom la ñu gën a faratal ne jëflanteeg courtier enquête gis ne gannaaw bu ñu wàññee njëgu luwaas bi ba tey courtier yi neexleetuñu ana kan mooy neexle ci bile combat war a dox ci diggante Ama Baldé ak Papa Sow Ama Baldé daal di xamal Papa Sow ne bile combat ne bu weesoo une minute boo ñëwul ma fekk si la amaay wax keneen ku wax ci biir yéen a kaabi di suñu lamb di Papa Sow mi xam ne bile combat jaral na ko lu ne bakkanam la ci teg yéen a kaabi di Vox Populi ne ndax xarga fuufa gi ne ci lamb ji moo feeñ ci procès Khalifa Ababacar Sallam déet yéen a kaabi ne saay su ne lu doy waar xew fa ay avocat dekkee di daanu saay su ne doore ko ci maître Doudou Ndoye di avocat Khalifa Sall ma nga ñare ca lalu hôpital gannaaw hypertension gamu amee maître Yirim Thiam di kenn ci avocat nguur gi amee malaise ci procès gi ni mel maître Ciré Clédor Ly di avocat Khalifa Sall ci jamono ji ma nga urgence cardio gannaaw feebar ba ko daaneel may laaj ndax procès gi ni mel raxul jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant bi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba bon mbokk yi mucc gu sax ci ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal yendoog jàmm